Aujourd'hui dans ces localités pour venir assister ma population, justement qui était en déplacement pour assister aux festivités de la cérémonie de votre confrérie Ahmadiyya. Il me plaît aujourd'hui de vous dire combien de fois je suis resté attaché à ma chère population pour l'accompagner partout où le besoin se fera sentir. Ma population me veut plus que ce que je cherche dans ma vie. J'étais en déplacement en mission. Je suis revenu hier vers 21h. Je me suis permis aujourd'hui de me déplacer d'une manière exceptionnelle en faisant des étapes pour venir assister ma population à cette conférence. C'est pour vous dire combien de fois je reste attaché à cette population. Parce que justement, nous sommes les mandants de cette population et nous sommes tenus de répondre partout où elle sera présente. J'ai écouté, j'ai vu, j'ai analysé et j'ai compris que c'est la même religion que nous sommes en train de traduire. Parce que si l'on se réfère à l'histoire, après la mort du prophète, que le Coran ait été établi, il y avait 4 docteurs de l'islam qui ont fait les 4 coins du monde avec des pratiques différentes. Et quand quelque part, Dieu nous dit dans le Saint-Coran, fa zakiri inna antam zakir lasta alayhim bimzaitirin illa man tawalla wa kafara fa yu'azibuhu Allahu al-azab al-akbar inna ilayna iyabahum summa inna alayna hisab. C'est pour vous dire la complexité de l'islam, la complexité des religions. Je dois comprendre par là que nous, musulmans, ayant la même religion, avec des pratiques différentes, et même dans notre pays, nous avons plusieurs confréries. Pourtant, nous avons le même Coran. Mais cela n'empêche pas les différentes confréries au sein de notre pays de vivre en communion, de vivre en symbiose. Tout simplement parce que, en fait, c'est ça qui fait la grandeur de l'islam. C'est Dieu qui l'a voulu comme ça, sans nous avoir demandé. Il a accepté d'orienter son peuple vers des pratiques différentes. Je voudrais, ici et maintenant, que l'on s'accepte mutuellement, chacun en ce qui le concerne, dans la recherche de cette divinité, pour que nous puissions demain, tous, que nous puissions nous retrouver dans son paradis. Que Dieu fasse à ce que l'on puisse se retrouver demain dans son paradis. Voilà ce qui fait la valeur de l'islam. Il faut qu'on s'accepte pour qu'on puisse vivre en paix. Parce que l'islam est une religion de paix. Tout en s'acceptant mutuellement, je vous prie aussi qu'on respecte les autres religions. Parce qu'en fait, c'est ça aussi qui fera la force de notre religion musulmane. Dieu, quand il a fait descendre les religions, quand il a envoyé les prophètes, il n'a demandé personne d'entre nous. Ça, nous devrons le comprendre comme ça. Et que nous prions, continuons à prier pour que Dieu nous pardonne de nos péchés, pour que Dieu nous pardonne de nos orientations qui ne sont pas saines, pour que Dieu nous aide à nous retrouver dans la paix, dans la symbiose, pour le bien-être des peuples et des populations,
Je vous remercie de votre aimable attention. ñëw naa fi teew tey ci turu président de la République Macky Sall, ci turu premier ministre Abdou Mbaye, ci turu ministre de l'Intérieur Pathé Seck ak ci turu membre gouvernement bi yépp. ñëw fi également ci turu gouverneur de la région Amadou Sy ak ci turu préfet département bu Guinguinéo Matar Diop. laata may ñëw fii jokkoo naa ci ak ñoom ba ñu xamal ma ñoom itam seen mbégte pour yebal ma fii ma ñëw indi fii kàddu yu président de la République Macky Sall. ñii li leen yëkkati mooy li neex yàlla. romb nañu foo xam ne fii ay caaxaan la ak i fo kenn ku ci nekk kilifa nga jóge sa réew walla jóge sa dëkk ñëw toog fii ngir lan jaamu sa boroom sant yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. kon dañuy am mbégte bu baax bi ngeen xamee ne ñëw ngeen def ko fii ci biir arrondissement bu Mbadakhoune, ci biir commune rurale bu Ngathie, ci biir village bu Ngathie. kon jërë ngeen jëf sant nañ leen ci bu baax a baax. yal na yàlla dëgëral taxawaay bi bu baax. yal na yàlla yokk bés bi aussi bu baax a baax. wax nañ ko léegi lii ñu fi gis tey ci diine rek ngeen ko teg te Sénégal xam ngeen ne mën nañ ne 95% de la population yépp ay jullit lañu. kon ku ñëw di wax ak ñoom diine waxoo leen lu bees li fi nekk rek nga leen di fàttali. lii itam am naa yaakaar ne mooy jëmukaayu Mahdi bi nga xam ne bii ñëw na ci àdduna bi génn ci àdduna bi depuis 1908 niñ ma ko waxee. kon loolu dafay wane ne ñii nga xam ne ñoo fi ñëw tey jokkoo nañu ak waa Sénégal yépp. Sénégal ay tarixa ñoo fi nekk tarixa yooyu fi nekk itam li yàlla santaane rek fa lañ teg seen tànk. kon tarixa yooyu ak ñii yépp benn la kenn ku nekk da ngaa woote rek jëm ci yàlla. amul noonoo amul xëccoo amul ngaayoo lépp bokk ndey bokk baay la ci kaw jàmm lañ ko sos. kon moo tax ma ne ñi ngi leen di tàllal loxo bu baax di leen ubbil suñuy bunt bu baax di am yaakaar itam ne soxla yi ngeen fi fekk di ngeen ñu ci jàppale di ngeen ñu ci dimbale. moo tax ba sant naa bu baax bi ma ñëwee ñu wan ma une grande mosquée boo xam ne bii tabax ngeen ko fi. kon loolu nag jullit yépp ñu ngi koy rafetlu jullit yépp ñu ngi leen ciy sant di leen tàllal loxo itam ci lépp loo xam ne aussi mën ngeen ko def ci wàllu développement ci wàllu économie pour suqali encore njaboot gi nga xam ne ñoo nekk fii. parce que soxla nañ ko te dañoo yàggoon di gis ay yeneen diine yoo xam ne ñi ngi yëngatu ci loolu mu mel ni diine l'islam daal moom loolu da koo soxlatoon. léegi suñu gisee nag ñoo xam ne ñi ñoom jóg nañu pour ñëw di dugal seen loxo ci wàllu ndox di dugal seen loxo ci wàllu dispensaire di dugal seen loxo ci jumtukaay yi nit di soxla loolu dama wax ne ñooñu kon war nañ leen a jàpp ak suñu fukki loxo. kon ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen sant bu baax di leen ñaanal yàlla jàpp leen bu baax a baax. Voilà, donc je voulais tout simplement clore en remerciant beaucoup l'Amir, le féliciter également de sa venue ici au niveau du village de Ngathie et lui témoigner de notre profonde gratitude à lui et à toute la mission qui l'accompagne. Soyez assurés que vous trouvez ici des frères en l'islam qui vous accueillent avec un cœur ouvert et qui également espèrent que vous ferez beaucoup dans le cadre du développement économique et social de l'arrondissement. Je vous remercie. بوجه قد رأى أعشار قلبي
مستمع لصرخي في الليالي لقد أرسلت من رب كريم رحيم عند طوفان الضلال. ترى آيات صدقي ثم تنسى لحاك الله ما لك لا تبالي. تعال إلى الهدى ذلا خضوعا إلى ما تكتسي ثوب الدلال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. صدق الله العظيم. mbokk bu tedd bi fi jàng ay aay yu tedd yu ñu fi jàngal mu ngi nekk ci biir suuratu nuur. suñu borom subhaanahu wa taala dafa ne wa'adallahu allazina amanu minkum yàlla dig na dig bu baax jëmee ko ci ñi nga xamante ne ñi gëm nañu ci yéen wa amilu saalihaati yemuñ ci ngëm ñuy jëf lu baax la yastaxlifannahum fil ardi dig na leen dana leen def ñu wuutu ci kaw suuf si kama staxlafa allazina min qablihim comme ni mu defee woon ñi leen jiitu woon ay wuutu ci kaw suuf wal yumakkinana lahum diinahum allazi artada lahum
te dana leen saxal seen diine bi nga xamante ne bi moom borom bi subhaanahu wa taala moom la tànn jox leen ko wa yubaddilannahum min baadi xawfihim amana saa yoo xamante ne yi am nañu tiitaange ak njàkkare suñ borom subhaanahu wa taala dana leen far dakkal seen tiitaange googu yaabudunani laa yusrikuuna bi shay'an su ko defee danañ ma jaamu ànd ak dal te fekk duñ ko bokkaale ak dara maanaam ñim ko dig mooy ñi nga xamante ne ñi dañuy gëm jëf lu baax après di jaamu yàlla kenn te fekk duñ ko bokkaale ak kenn wa man kafara baada zalika fa ulaika humul fasiqun suñ borom subhanahu wa taala mu ne gannaaw dig bu baax boobu su amee ci biir xeet bi yàlla def xeet bi ñu am maanaam ay wutu yu wutu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci diine bi képp ku weddi yooyu xalifa su boobaa yow dangaa beddeeku ci yoon yàlla bu mu xàll waaye li mu leen digal mooy waaye aqiimu salaata waatu zakaat ngalla taxawal leen julli ñaan leen bu baax pour yàlla musal leen fekk leen ci yoonu réer ngeen tegu ci yoonu njub ci mbépp jamono waatu zakaata na ngeen taxaw di sellal seen bakkan di joxe seen alal ci yoonu yàlla wa adiwu rasula la'allakum turhamuuna na ngeen ci boole topp toujours wax ndaw mi mu yónne su ko defee yërmaande borom bi subhaanahu wa taala da ngeen ko mën a jot laa taxsibanna allazina kafaru mu'jizina fil ard wa ma'waahumu naar wala biisal masiir mu ne yow ndaw yàlla bi wala yow ku topp ndaw yàlla kii bul yaakaar mukk bari waaye ñi weddi ak seen koom-koom ak seeni pexe ak seen doole danañu dem ba far dakk wala nat li yàlla indi loolu du mës a am li am mooy ñi weddi ñi beddeeku yoonu yàlla bi ñi xel na leen mujjuwaay bu ñaaw ci àdduna te na danañ dugg safara ci ëllëg wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yaa ayna faydillahi wal irfaani yas'a ilayka al-xalqu kaz-zamaani yaa bahra fadlil mun'imil mannaani tahwi ilayka az-zumaru bil kizaani yaa ayna faydillahi wal irfaani yas'a ilayka al-xalqu kaz-zamaani يا بار فضل المنعم المنان تعوي إليك الزمر بالكيزان يا سمسم ملك الحسن والإحسان نورت وجه البر والعمران يا سمسم ملك الحسن والإحسان نورت وجه البر والأمران قوم روك وأمة قد أخبرت من ذلك البدر الذي أسباني يبكون من ذكر الجمال سبابة وتألما من لوعة الهجران يبكون من ذكر الجمال سبابة وتألما من لوعة الهجران وأرى القلوب لدى الحناجر كربة وأرى القلوب تسيلها العينان يا من غدا في نوره وديائه يا بدرنا يا آية الرحمن آد الهداة واسجى سجاني إني أرى في وجهك المتهلل
سانا يفوق سمائل الإنسان فاق الورى بكمالي وجمالي وجلاله وجنانه رياني لا شك أن محمدا خير الورى ريق الكرام ونخبة الأواني